Et ouvrez les portes de notre bibliothèque numérique de plus de 18 000 modules certifiants et profitez de nos cours. Tu es professionnel, étudiant ou même sans diplôme, plus de trop cher ou de trop loin. Rejoins la révolution Syntec et forme-toi à ton rythme. Parce que l'éducation ne doit pas être un luxe et parce que les centres de formation classiques laissent souvent de côté ceux qui en ont le plus besoin, Syntec Academy vous apporte la solution. Une plateforme numérique interactive, des cours hybrides en présentiel ou en ligne, des formations gratuites ou à prix imbattable et des diplômes officiels reconnus par l'État. Alors, prêt à te valoriser sur le marché de l'emploi? Ose le changement et rejoins la Syntec Academy. Démarre ton parcours maintenant sur www.syntecacademy.com. Syntec Academy, votre avenir professionnel commence ici. li jaaxal ñëpp mooy ku disparaître presque plus de 21 jours ñu koy wër mu feeñ même pas 4 heures de temps ñu profité denc ko loolu xaw na lënt ci bopp sénégalais lan la ñuy yàkkamti. waaw en tant que sénégalais dañuy def yëfu citoyen dellu ci li ñuy yoon may ñu jël ko moo tax sànq sama wax ma ne alhamdulilah procureur jox nañu ndigal boole ñoog ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu yoon ñi ngi nii teew ci place bi muy la gendarmerie service d'hygiène di toppatoo corps bi di def liggéey bi ci war ànd koog sapeur pompier ak njaboot gi ñu dem ci hôpital bi ñu indiqué def autopsie xam lii lu ko waral. li ma ci bëgg a dolli mooy soo ba léegi ñi ngi dégg benn presse ay presse sax laay wax ñuy wax ci mbir mi loo xam ne nekkul taalibe yi rob nañu ko taalibe yi nanguñ autopsie am na imam bu ñu woowoon ca gox ba mu jiite ko waaye dafa lànk yooyu yëpp du lu am li wér mooy njabooti boppam ànd kook ay njabootu ruuxam muy taalibe yi di daayira yi am nañu accord procureur de la république mu may ñu sañ-sañu ñu ànd ceeg ñi nga xam ñooy ay ndawam ñu jël suñu néew yóbbu ko ci hôpital ñu seet ko ba ñu mën a xam lii am nii lan la kon lépp loo xam ñi ngi koy gis ci presse bi ba fii ma wax ak yow ñu ngi jot ay information dara amu ci boo leen xoolee yéen ñi nekk ak man di wax gis ngeen la gendarmerie en présence ci site bi physiquement gis ngeen service d'hygiène gis ngeen ambulance yi également yi nga xamante ni ñi ngi taxaw di xaar liggéey mu mottaliku su ko defee ñu tegu ci wàllu yoon. jërëjëf mbokk yi li ma ciy teg rek mooy fa sofaat mooy jullee bi kilifa gi jël engagement jullee ko ci yéen la bokk wala bokkul ci yéen. li ma ci mën a wax mooy ñun dañu xëy ñëw bi ñu ñëwee damay delluwaat ci baatu nous sommes des citoyens des Sénégalais muy suñu kilifa waaye kilifa gi am njaboot ñun ñëpp ñu am ay laaj yu ñu doon laaj suñu diggante ak suñu bopp ñu ne kon daal ñun li ñu yoon may nañ ko dem jëli demandé ko procureur alhamdulilah may nañ ñu ko ñu ngi topp yoon pour am li ñu bëgg incha allah. du ma ci xóotal mais il paraît que ki nga xam ne moom moo jël ay responsabilités am jullee ko mi ngi ci jotaay bi dinañ fexe après dégg ko suñu micro bu nangoo wax leeral ndax ki mu jullee doon na décomposé ba commencé xeeñ am ci ba ki mu jullee ci ban état la toll loolu soxla naa ko su ma ko mën a indil tam baax na. moom mi nga xamante ne nii moo fekkee bi ñuy sulli moom moo wax ci kàddoom moo wax ci baatam ne man bokk naa si ñu sulli te dara xeeñu. doy na war daal di ñaan yàlla rek. bu doon luy xeeñ la nit ak xet bi. ñun duñ taxaw fii ñun duñ taxaw fii te ci ay saatu rek nit ku yàlla la waxuma la dara waaye tey jii ñu def maanaam monde islamique ñoo am leen net muy murit xaadir laayeen ñaseen tiijaan képp koo xam ni salaatu boo munti yor saa boo julee nga def dog ñaan yàlla leeral lii rawatina xadara bi te ci képp koo xam ne taalibe seex nga boo fi julee yore sa kurus salaatul faatee na taqar naase bopp ilaa yawmal xiyaam suñu borom leeral lépp maa ngi lay siyaar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ñu ngi lay fay ci baatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ndax mën na noo xam tur bi nan la. man Demba Aw laa tudd. Demba Aw ci information yu ñu jot ñu ne yow yaa jullee kilifa gi biñ koy denc ndax loolu lu wér la. d'abord dañu leen di nuyu di leen rafetlu seen teewaay di leen gërëm aussi ci teewaay bi di sant yàlla aussi
sant yàlla ndax communication dafa nekk loo xam ni lu doy waar la ndax soo xoolee baatu communication baatu xul c'est-à-dire le verbe communiquer yàlla indi na ko ci alquran 332 fois moo tax lu nit di wax ci information war na ko xam suñu kilifa la depuis un certain moment ñu ngi toog di ko xaar ndax gis yëg nañu disparition suite ak loo xam ni ku ne xam na ko ñu toog di ko xaar à notre grande surprise après 21 jours ñu ñëw très proche de lui ñu ne ñu gis nañ ko benn xale moo sentir xet gi ñëw ne am na ku ma gis fële ñu ñëw xool ko daal di cay gis ne moom kat ku génn àddina la ñu xool ko muy moom ma yaakaar ni ci logique doomu aadama loolu su amee la première réaction des autorités administratives moo war a nekk d'abord ñu def le constat war a procéder à l'autopsie war a procéder ci leneen ak leneen au moment où ñu ngi doon yàkkamti pour di ko denc. Face à cette situation denc boobu nga xam ni ñenn ñi ñu ngi doon profité ci dañ koy denc sous l'ordre du procureur wax ni dañu koy denc ñun am nañu droit tàllal suñuy loxo ñaan suñu ñaan waaye ba léegi kuy waxal loo xam te man samay wax ku ko yàq di nga ko defaraat bismillah. d'accord leneen li ma ci sofaat mooy li ma ñëwoon rek mooy yow lan na yaa ko jullee. Kindness, the girl with the golden heart. In a quiet little village surrounded by green hills and whispering trees, there lived a little girl named Kindness. Yes, Kindness. That was her real name. And just like her name, she had a heart full of sunshine. She carried a small notebook in her backpack and always smiled, not just with her lips, but with her eyes too. Kindness wasn't the fastest runner. She wasn't the loudest singer, but she noticed things. She noticed when someone needed help. Like when Mr. Thomas dropped his grocery bag, she picked it up without being asked. When a classmate forgot their lunch, she split her sandwich in half. When a friend was sad, she didn't talk. She just sat with them. Because sometimes, that's all someone needs. One cool morning, Kindness saw a new girl at school. Her name was Amira, and she looked like she wanted to disappear. She wore her hoodie up, and her eyes stayed low. Most kids passed by, but Kindness didn't. "Hi, I'm Kindness. You don't have to be alone." Then she gave Amira a friendship bracelet, just one of many she made at home. From that tiny moment, something big began to grow. Amira wore her bracelet every day. She laughed more, talked more. And then, one day, she helped someone else. She offered her own bracelet to another lonely kid. Kindness watched, and her heart sparkled. Kindness helped the baker find his pet. The next day, he baked cupcakes for people in the community. Kindness woke up the next day and said, "I wonder who will need my help today." She put on her favorite bag with her notebook inside and went outside. Kindness noticed an old lady leaving her baked bun on the counter in the bakery and brought the bun to her. "Here you go, ma'am. You forgot this in the bakery." The old lady was so grateful and made soft cotton gloves for everyone. Kindness felt super good the following day and decided to sweep the sidewalk and clear up the flowers from her home to the neighbors. And the next day, all the flowers were blooming. Kindness spread like warm cocoa on a cold day, from the classroom to the playground, to the bakery, to the park,
Suddenly people were smiling more, helping more, sharing more. Even Mr. Jenkins, the grumpy mailman, started humming happy tunes. That evening, Kindness sat under her favorite tree and opened her notebook. She didn't write about what she had done. She wrote about what others were doing, like, Amira helped someone who was sad today. Mr. Jenkins gave a puppy a treat. The town librarian gave away books to kids. Then she wrote something very important. Kindness is like planting seeds. You never know how big the tree might grow. A few weeks later, Kindness saw Amira helping a nervous kindergartner on their first day. She smiled quietly. She didn't need credit. She just felt full, like her heart was glowing. That weekend, the whole village gathered for a special picnic. It wasn't fancy. No one had a big party tent or balloons. But everyone brought something. A snack, a blanket, a game, a song. And do you know who brought it all together? Kindness. Not by asking, not by planning, but by simply being herself. Kindness may have been small, but her heart made the whole village warmer, softer, better. And here's the secret, just between us. You have that magic too. Yes, you. Kindness lives in your smile, your hands, your voice. Even the tiniest act can grow into something huge. So go ahead, plant a seed. You never know who it might help grow. Manela, man ñëw naa fi 2 heures du matin 3 heures. En tant que responsable ci daïra Sopp na bi, en tant que muqaddam, am naa droit lépp lu ñuy def ci suma kilifa ma teewe ko superviser ko. Su ma ko teewee superviser ko, ñoom ñu jël un forcing boo xam ne dañ koy denc boo xam ne amul benn certificat de genre bu ñu présenté wane ni lii dañ ko war a denc lu dul ne on a reçu l'ordre du procureur dañ koy denc ñun am nañ droit en tant que talibé tàllal yàlla loxo. D'accord kon jullee bi ne yaa ko jullee woo ko ci sa coobare danoo incité dañ koy denc amatoo suwaa nga ne da nga koy jullee. xam nga boo déggee boo nee jullee dafay mel ni mbooloo dafa taxaw ndigal ñëw. waaw mais xam nga jullee ni benn sax mën naa jullee. waaw moom laa la wax. mais bu nu joxee ci information yi ñu ne diw moo ko jullee te jullee mën naa nekk mbooloo mën naa bañ a nekk mbooloo ça dépend ci imam bi ko jiite di ko ñaanal ndax jullee ñaan la ndax loolu ñu si jot ci information da nga koo def say propre engagement wala da ngaa dem ba amatoo choix ñun dañ koy denc nga ne ko naa ko ñaanal yàlla jullee ko. xam nga dinaa la delloo tuuti ci ginnaaw parce que am na ñeneen ñu indi information selon laquelle imam bi daf ñoo fekk ñun ñuy profité pour di ko denc ñu ñaan ko ne ko na ko jullee moom mu bañ ce qui est archi faux te j'interpelle toute la presse sénégalaise ñu xam li ñuy wax loolu amul imam bi tegu fi sax tànkam nous on a été ici devant les lieux de 2 heures du matin jusqu'à en fait de 23 heures jusqu'à 3 heures du matin donc lépp lu ñuy def dañ koy xam li ñu wax man li ma wax te loolu laay waxaat devant toute la presse sénégalaise dama ne bi ñu insister ne dañu koy denc am naa droit woo samay mbokku taalibe ne leen jàng leen lii pour mu leer ci bopp ñëpp waaw. mais kon jullee amul. jullee ndigal la koy def te man yoruma ndigal loolu. parce que ñoom doonoo commencé véhiculer message boobu que diw moo ko jullee te ma jàpp ne fu jullee am peut-être doonoo concerté waxtaan ba trouver solution. jullee kilifa dafa am ay charte man dama jàng charia du ma jaahil xam naa bu baax li may def xam naa bu baax fi ma jëm xam naa bu baax it ki ma ko séqal Serigne Issa nekkul une personne ordinaire boo xam ne dañu koy pamtee ñu ne Demba Aw moo ko jullee ak ñetti nit ñu sànni ko ci àll bi fii nit booy wax am xel bay wax xamal ni ki lay déglu xel bu toll noonu la yor di la déglu dafa am loo xam ne mooy la logique ñoom nañ ñu wax ci yan base lañ sukkandiku ba ne kut ko kut ndigal wàcc na dañ ko war a denc dañ koy denc. d'accord ki nga fekkee bi ñu koy denc ci ban état la toll. nit laa fa fekk. ci ban façon parce que li ñu information li ne nit moo romb gis am luy xeeñ ma jàpp ne luy xeeñ yàqu na est-ce que noonu la demee. très bien
nous qui étions présents devant les lieux ñun ñu nekkoon ci foofu bi muy xew ñoom biñ ko indee man soluma gant takkuma masque te lu nekk en état de putréfaction parce que dafa am fermentation ak putréfaction fermentation mooy loo xam ni gis nañu ne couleur bi mu baaxoo soppeeku na putréfaction mooy que ni dem na ba commencé yàqu donc der bi mu ngi dem Serigne Issa n'est pas et ne sera pas en état de putréfaction ci ndox lañ ko fekk ndox bi dina changer couleur am. amul lënt seen bopp. li lënt suñu bopp moo lënt ci bopp àddina yëpp te nous interpellons tout le monde 21 jours ku ko def ci biir ndox mii suñu la génnee yaakaaruma ne danañ la génnaale suux parce que matière première bi tënk doomu aadama William Shakespeare dafa waxoon ne l'esprit est à la quête de nouvelles découvertes le corps à la quête d'éléments nutritifs pour survivre nit ku ñu bàyyi ci ndox pendant 21 jours ndox mi di jonjoo ak moom ndox boobu dana ni ñu koy waxatee dana daaneel li nga xam ne suux yi moo fa nekk ba suux dootu fa nekk ba mujj ay yax moo fay nekk nañ wax pendant ces 21 jours suñu kilifa bi ci lan la nekkoon ak fan la nekkoon ba ñu xëy benn bis ñu sànnil ñu ko fii di ñu wax nañu un enfant de rien du tout benn sàmm moo ñëw gis luy xeeñ te ñun ñu tiim ko te gisuñu luy xeeñ nañ ñu wax qu'est-ce qui se passe. muy lu doy waar biñ ko découvrir ba génne ko mu am famille am njaboot di kilifa dañu interpeller famille am direct wala ñan lañu woo. voilà foofu mooy wax ji. ñi nga xam ne tey ñoom ñoo fi nekk fii ci tool bi ak ñi nga xam ne tey ñoom ñoo gàddu responsabilité Serigne Issa ñoom ils ont au dire su may wax damay wax lu ma leer au dire dañ ne xale bi dafa dem ci chef de village dem ci commandant woote ñun ki ñu woo mooy suñu mbokk di jarbaatu Serigne bi te mu nekk homme de tenue woote ne dem leen ngeen xool kañ leen ne moom la kan la te ñoom 18 heures ba 22 heures nañ ñu wax ñoom diggante bi luñ fi doon def ak ci lan lañ nekkoon ba war a mën a woo les gens après loolu nañu régler loolu. kan moo joxe ndigal ne coûte à coûte dañ koy denc. le procureur. biñ ko jëlee fee ñu ne fa lañ ko découvrir ak fi ñu ko indi sapeur ko indi wala ay histoire citoyen kese ko indi. fekkewu ma ko. ñu gis fa benn bunt ci lañ ko teg ak benn mbàjj ma jàpp ne sapeur bu dee ñëw am na ay barankaar yu mu war a indi par rapport ak bunt. ma ne wax day leer man lu ma xamul fekkewu ma sama yoon nekku ci sapeur ñoom xam nañ les matériels requis yi ñuy am ñoom. pour war a mën a jël un corps en état de putréfaction ma yaakaar ni sapeur ak ni ma leen xamee ci expertise sapeur ak ni ma leen xamee ci seen wàllu expérience ak seen wàllu professionnalisme bu ñu fekkoon corps bu nekk en état de putréfaction du ñu permettre ku yàlla sàkk nga jege fa ñoom ñoo koy jël à leur charge. fekk nga ñu denc wala bi ñuy denc sa kanam. fekk naa ñu denc lan. bi ñu koy denc wala bi ñu koy denc sa kanam la. déggoo li ma la wax man ba ma ñëwee fekk naa ñu jëlee ko fële indi ko fii. nga gis ko falaa ci yam déedéet lañ ko ŋaamee laa fa fekk. ba tey gisoo ko. déggoo li ma la wax xanaa man du ma wax lu ma xamul. jërëjëf yàlla na yàlla leeral leen. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf su ngeen gisee ñuy laaj yi dafay loo xam ne àdduna doon koo war a xam te Dakar Buzz bu duggee ci benn mbir da koy topp ba mu leer moo tax muy bëgg mu leer parce que tam duñ dégg naa ak yaakaar naa dañuy liggéey ci liggéey anam bu leer